mbokk yi jaa ngeen jëf ci taamu bi dal leen jàmm ci seen magazine de la mi-journée ñoom mbégte dalal tey professeur Lamine Gueye di njiital unité d'alerte et de prévention des maladies bi nga xamante ne xalif général des mourides moom moo ko taxawal ngir waajal màggalug Touba gi sëñ bi Gueye ñu nuyu la dalal la ci Walf TV. asalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Assane ñu ngi lay nuyu di ziar waa kër gi. di nuyu aussi seen téléspectateurs yëpp. alors maa ngi koy wax léegi yaa jiite unité d'alerte et de prévention des maladies nga xamante ni xalif général moom moo ko taxawal ngir màggalu ko Touba ay at a ngi nii wala ñetti at yi nga xamante weesu nañ ko li ñu leen dégg bëri na loolu ndax Covid 19 bi bokk na ci li ko waraloon jamono ji naka ngeen taxawee. waaw Alaaji Assane comme ni nga ko waxee Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides moom moo sosoon kuréel gi nga xam ne ci mbirum fagaru. ci mbirum wér-gu-yaram la war di yëngutu ci màggal gi di alerter maanaam di wax ak kilifa yi mais aussi di wax ak askan wi ci lépp loo xam ne mën na gàllankoor wér-gu-yaram ci biir màggal gi li ko indi woon nag mooy Sëñ Mountakha Mbacké bi nga xam ne Covid bi ñëw na di ci année 2019 te màggal gi war a ñëw gis ngeen ni mu ci taxe woon dafa maintenir woon màggal gi teewul nag bi mu ko maintenir it am na mesure yu bëri yu mu jëloon pour aar askan wi nga xam ne dañuy màggal si nit ñu takku ñooñu ci biir loolu nag ci la taxawaloon kuréel gi ñuy wax unité d'alerte et de prévention épidémiologique jël ko nag dugal ko ci biir comité d'organisation bi donc ñun nous sommes membres maanaam kuréelu biir comité d'organisation bi la ñu bokk xam nga comité d'organisation bi am na président sëñ Bassirou Abdou Khadre am na coordonnateur Serigne Ousmane Mbacké mais dafa am aussi ay commission commission santé commission hygiène am na commission culture commission communication commission relations extérieures ñun nag ci biir unité bi lañ bokk mais unité lañ ñu tuddee duñu commission mais unité la ñu donc membre comité bi lañ ñoom la ñuy préparer ndoo lépp lu ñu war a def suñu plan d'action bi ñuy def ñoom lañ koy discuter après ñu jëbal ko xalif bi mu ñaanal ñu ci ñu soog a taxaw nag pour liggéey ci biir màggal gi. ñaari at yi Covid 19 yi bokk na ci li nga xamante ni tax na ñu gën leen dégg ban bilan lañ nga ñuy tiireel par rapport ak loolu ak fi ñu jëm. waaw ñu santaat bu baax a baax a baax sant suñu borom bi. sant Serigne Mountakha mi nga xam ne bi mu ko taxawalee moom moo ñu ñaanaloon ba pare gën ñu ñaax it ni ñu Serigne bi rek ngeen di liggéeyal bu ngeen nekkee ci loolu ba nga xam ne édition yi weesu yëpp foofu ñu doon xaar mooy surtout ñu wax ak askan wi aar leen ci feebar bu bon bi nga xam ne mooy Covid 19 loolu seetlu nañ ne màggal gi am na nit ñi takku woon nañ parce que xam nga màggal gi am na étude scientifique am na étude yu wone ne weesu na 3 millions nit ñi fay ñëw weesu na ko moom lu bëree bëri léegi xam nga ñooñu fu ñuy tasee ci ñeenti fan jóge fu sore jóge ci àdduna bi yëpp Covid bi lawoon fépp mënoon nañu xaar ne ñooñu bu ñu fa tasee bu ñu delloo feebar bi dina law ci Sénégal war la mu law ci àdduna bi waaye nag ñu sant yàlla organiser nañ màggal yi nam ware ñaareelu màggal ngi nii bii mooy ñetteel bi sax te gisuñu benn njeexit boo xam ne màggal gi am na ko ci Covid bi loolu nag xam naa ne lu jara sant suñu borom la. parce que lépp moom yàllaa koy def. parce que boo xooloon ci mbirum wér-gu-yaram rek ak li ñuy wax épidémie da nga ne ñooñu fu ñu tasee bu ñu delloo feebar bi dina law waaye nag def nañ li ñu sëriñ bi santoon. mu jàppale ñu ci gouvernement Sénégal yi taxaw ci bu baax a baax bu wér ba nga xam ne ñun suivroon nañ ko dañu doon natt Covid bi boobu fukki fan ak juróom avant màggal gi natt ko fukki fan ak juróom après màggal gi te loolu la ñuy seetlu ne nit ñi tase nañ fa waaye ñoom itam appliqué nañ li ñu leen waxoon ba feebar bi lawul woon fenn ci ñaari màggal yooyu. ñu jëm ci màggal gi te yaakaar nañ ne résultat yooyu ñu amoon ci Covid bi de moom la ñuy amaat ci màggal gii. te yaakaar nañ ne it yeneen feebar yi nga xam ne nag ren ñoo gën a taxaw sax ndax ndox mi dafa bëri yooyu it dinañ ci am bu soobee yàlla résultat bu baax a baax. Covid 19 bi reculé na dellu na ginnaaw bu baax sax ci Sénégal même si bu fekkee ni chaque jour ñu dégg ay chiffres même bu chiffres yi soriwul loolu am na it. ci wax ni mi ngi fi ba léegi puisque mi ngi fi ba léegi waajal googu wala artu boobu ngeen doon def dafay nekk ba tey ak yenn stratégie lay doon. waaw loolu Assane Serigne Assane lu jar a bàyyi xel la
feebar bu mel ne Covid nga xam ne ci ay virus lay jaar dugg ci nit. foo fekk benn cas rek am fa sax jar na nga bàyyi ci xel bu baax a baax parce que lu ci mën di am àdduna bi yëpp benn cas la démarré woon. te gis nga fi mu toll. mais aussi Sénégal gi benn cas fi duggoon tey gis nga mujj nañ di am ay téeméeri nit par bis bu nekk. Après ñu bëri ñàkk ci seen bakkan donc benn cas bi nga xam ne moom la ñu déclaré ci benn jour sax bu amoon dañ cee war a taxaw waxuma laa nag ñuy wax ay ñeent ay juróom ay fukk donc sant yàlla ci li nga xam ne dellu na ginnaaw bu baax a baax a baax leneen li jar a sant it mooy am na ñu vacciné wu ñu bëri mais aussi am na ñoo xam ne def nañ Covid ba pare xam nga ñu ngi def Covid ba pare daanaka ñoo ko vacciné ñoo yem dañuy am li ñuy wax immunité naturelle maanaam seen yaram bi mu génnee ci Covid bi am na kàttanu xeex ak doomu jàngoro bi yooyu yëpp nag tax na Covid bi reculer ba nga xam ne it jaaxalatul Sénégal jaaxalatul autorités sanitaires yi mais bàyyi ci xel foo xam ne ay nit dañ fay tase am na solo moo tax mesure yooyu ñu waxoon yëpp nga xam ne ñaan yee jiitu woon xam nga sëriñ bi moom bu ñuy wax ñaan ci Covid bi moo ci njëkk a ñaan na ci feebar yëpp waxuma laa nag Covid bi xam nga am na xasaay yu mu fi taxawaloon ci loolu la woon moom ci boppam mu taxaw ñaan Covid bi jóge fi léegi nag ñaan yooyu ñi ngi fi ba tey moom loolu du ci jóg ñi ànd ak moom du ci jóg ñun tamit li ñu recommandé woon maanaam loolu ñuy wax geste barrière nga xam ne da ngay utiliser gel hydroalcoolique bi di utiliser masque di utiliser raxasu ba pare moytu nit ñi di tàncaloo loolu yëpp mi ngi ci plan d'action bi te loolu la ñuy waxtaanee nii. loolu ngeen ñu may opportunité ñu koy wax askan wi nar a màggali. yooyu lépp luñ ci mën a def nañ ko def xam nañ ne yombatut parce que nit ñi ci seen bopp fi mu ne gëmatuñ Covid bi. waaye it Covid bi kenn ragalatu ko. bu amoon ñu ko ragalatuñ ko am na nag ñu ko mësut a ragal waaye ne damay màggali donc damay aar sam bopp aaraale ña may seeti. ñooñu may nar a ziyaar yi loolu di am na ci solo moo tax mesure yooyu dañ koo maintenir fa mu nekkoon la nekk toujours par rapport ak bi Covid bi bare. yooyu képp koo xam ci mbiru épidémie virus xam nga loolu da nga koy maintenir donc biir lieu yi nga xam ne muy jumaa ju mag gi. biir cimetière yi foofu nga xam ne fa la nit ñi di dajaloo aussi di seeti seen waajur yi fa tëdd biir këru diine yi nga xam ne dañ fay dem di ziar ñi ngi leen di conseiller toujours ñu respecter gestes yooyu xam nañ ne yombut ci situation ko bi yombut ci xelu nit ñi mais nañ ko jéemaat luñ ci jéem rek am na njariñ xeebuñu ko waaye nag am na yeneen feebar yu taxaw yooyu moom dinañ ci wax ay baat yoo xam ne it moo ñu gën a soxal fi mu ne muy feebar yoo xamante ne daanaka day am loo xamante ni gàllankoor yi si ndox lay jógee ñu nekk si jamono joo xamante ne jamonoy taw la image yu ñuy gis à Touba comme ni ñuy gis à Dakar la daanaka gox boo dem dina fekk foo xamante ni taa boo ko déggee wax paludisme wax yenn feebar yi nga xamante ni si wàllum hygiène la ban taxawaay la comité boobu am yan plan d'action ngeen teg ngir moytu feebar yooyu daal di law biir dëkk bu sell bi. waaw ñi nga xam ne ñëpp ñooy yëngatu ci wér-gu-yaram ci biir màggal gi muy ministère de la santé ci boppam di médecin chef de région ba di médecin chef de district bi di comité d'organisation bi di unité bi xam nañ ne ren li jara xeexal aussi mooy feebar yi nga xam ne ci ndox la ñuy jaare pour dugg ci nit yooyu nag dafa am façon yu ñu ciy duggee mais ndox mii nga wax ne dafa bari taa fa jóge ci taw bi nga xam ne dafa taa mais li taa la ñuy gis waaye ya nekk ci kër ya nekk ci pot nekk ci ndaalu toj nekk ci benn bool bu ñu sànni fee wala mu nekk ci benn bâtiment boo xam ne kenn dëkku fa loolu it noonu la bare te ndox yooyu yëpp fa la yii di naaw njanaaw yi nga xam ne ñoom ñooy yooyi ak yeneen yi nga xam ne ñoo jege yooyu ñu leen di wax ay tikk foofu la ñuy jure foofu la ñuy naawee dugg ci kër yi bu guddee ñuy màtt nit ñi wala sax bu bëccëgee ñu màtt nit ñi bu ñu baree bëccëg sax dañ koy màtt loolu nag la ñuy insister parce que loolu moom dafa am njariñ maanaam ñu pulvériser ndox yi kooku xam nga service d'hygiène mi ngi ci def liggéey bu am solo joxe nañ chiffres yi seen chiffres yi bu yàggul wax nañ déploiement ñi fa nekk mais pulvérisation ak désinfection yi ñu def wante comme ñoom mënuñu egg fépp it def lépp ne nit ñi ci seen bopp jël mesure yooyu jël benn pot tuur ko du lu ndaw jël benn ndaa boo xam ne da nga ko fa tegoon muy def ndox nga dëpp ko am na njariñ wala nga raxas ko ba ndox mu bees nekk fa bâtiment yi ñu pulvériser yëpp ku nekk mën na am insecticide am
daal di koy bës yooyu dee foofu parce que bu fa yoo wàññeekoo sibbiru wàññeeku. yow sibbiru moom ci yoo lay jaar xam nga ñu bëri dañu dul woon seetlu ne wallax njaan bee ñu gis muy yënguti ca ndox mi yàgg fa moom bu guddee moomu mooy mujj doon yoo màgg naaw dal ci garab yi dal ci mur yi dal ci bâtiment yi di xaar nag nit ki ñëw pour mu matt ko bu màttee nit ku amee sibbiru dem màttaat keneen da ko koy daal di jox loolu muy sibbiru bi donc sibbiru bi ndox yi la ñu war a xool def ci li ñu mën mais leneen lu am solo it am ay résultats ci biir xeexu sibbiru mooy moustiquaires yi. moustiquaires yi Sénégal gouvernement bi distribué na ci lu bari na nit ñi fanaan ci biir moustiquaires yi loolu la ñuy recommander képp kuy ñëw mën a ëndaale sa moustiquaire sax ëndaale ko ci aar bi la bokk. leneen li mooy nga solu bu guddee nga solu bu mat sëkk xam nga loolu sax duñ ci am jafe-jafe trop parce que murid moom ak musulman yi lu ci bari noonu la ñuy far sax solo mais nag dafa tàng su tàngee nit ñi dañuy am tendance ak seen yére yi wala ñu sol lu gàtt alors que booy xeex ak sibbiru pour yoo bañ laa matt wala yeneen yi tig yeeg yooyu bañ laa matt lu boo solee lu gudd fi mu ne duñ la matt loolu moyen bu gaaw la am na nag ay produits léegi yu xew nekk ci pharmacie nekk ci marché yi boo ko laalee dañ lay daal di daw ñoom duñ la ñemee ci suuf pantalon bi jot leneen lu ñuy recommander nga sol chaussette loolu it lu am solo la yooyu yëpp moyens yu ndaw la mais efficace très efficace contre la lutte pour la lutte contre le paludisme ak yii ñuy wax ay dengue ak fièvre hémorragique de Crimée ba ñu doon wax yooyu yëpp mën na jaar foofu donc yooyu am nañ ci yaakaar ne population bi bu ñu ko déggee ci seen yàllaa ko jaarale ci seen yoon yi ci seen télévision yi ak rajo yi ak réseaux sociaux yi ñu jëli mesure feebar yooyu aussi màggal gi dina jàll te duñu mën a sonal askan wi. mu am yeneen feebar yoo xamante ne ba tey day jaar si wàllum ndox day jaar si wàllum set wàllum hygiène bokk ci ñi dippee péril fégal. voilà muy ñam yi. loolu it beneen aspect la xam nga fu ndox bëri. microbe daf fay bëri. microbe moom doo ko gis loolu mooy dangereux dañoo tuuti comme seen tur ni mu ko waxee. mais ci ndox la ñu bëgg moom wala boog lu tooy te bu ndox baree ñoom ñu nekk fa boo ko jëlee ndox moomu nga xam ne setul mu laal ñam wi laal li ñuy lekk wala mu laal légumes yi wala mu laal fruits yi wala mu nekk ci ndox day daal di indi li ñuy wax maladie liée au péril focal lii ñuy wax dama ko lekk rek suma biir daw wala yaram wi tàng suma yaram wi di metti foofu la jaar en réalité moo tax foofu yi ñu ci gën a ñaax nit ñi ci lépp loo xam ne setal la setal ndox setal ñam ñu taxaw ci xam nga Touba moom bernde bi lu sëñ bi digale la sëñ Touba moo ko taxawaloon moo njëkk a def bernde sax njaareem gee mu nekkoon moom moo fi njëkk a màggal bernde yi nag na mu toll fi mu ne moo tax fépp fu ndox bari ñu war a def attention ci microbe yi nga xam ne mën nañoo jaare ci bernde boobu daal di indi yeneen feebar te loolu lan la raxas légumes yi raxas fruits yi raxas bool yi ñu koy defee bool yi it mën nañ koo yor buñ ko def bu ndox mi setul wala weñ yi it xam nga bari nañ ci tàngaay wi weñ mën naa naaw fële tànkam yooyu am microbe mu laalu ñam daat koy contaminé loolu nag li koy indi raxase ndox mu set donc ndox yi nañ leen setal loolu nit ñi xam nañ ko yokk ci tuuti eau de javel wala nga yokkaat ci beneen produit boo raxasee mu set wicc microbe ba daal di dee parce que microbe yi yàllaa def ne dëgëruñ trop bu boobaa ñam wi ngay joxe dina sell bu boobaa sa bernde dina am njariñ te du indi problème donc yooyu ñu ngi ciy insister aussi. leneen loo xamante ne dañ koy dégg day am chaque màggalu Tuubaa muy ñàkkum ndox muy robinet yu si bëri daanaka du xelli ñàkkum ndox googu est-ce que mënut a lawal yenn feebar yi ndax ndox mi ñuy jëfandikoo bu sakkanul am na noo xamante ne buñ ko si defee mën na indi feebar yu laal wàllum jaaree. ankay xam nga ndox mi njëkk a doon menace mooy ndoxu taw bi. ak ndox yi nga xam ne dañ koo teg fenn microbe man ci dugg yoo man faa juddoo waaye bu ndox manqué xam nga ndox moomu moom attaqué ko yomb na mais bu ndox manqué it nit ñi duñ am ndox ma war pour raxas donc loolu gënut ren nag gouvernement bi annoncé na mesures yu mag a mag ci forage yi ñoo ngi ñaan yàlla population bi accueillir pèlerins yi ak pèlerins yi ñëw ñu am ndox mu doy te sell looloo ci am solo donc bu ndox mi baree manqué wul ci quartier yi évidemment dinañu yombal suñu liggéey ñun dina yombal liggéeyu ministère de la santé dina yombal liggéeyu service d'hygiène parce que lépp question d'hygiène la raxasu bii ñuy wax bu ndox mi doyul nga naan nit ñi raxasu leen duñ mën a raxasu lii ñuy wax ne raxas leen ñam yi bu ndox mi jógewul ci robinet ba set raxas boobu du yomb
parce que kenn mënul aussi di jënd ay litres eau minérale ci biir màggal gi. fu ay millions nit di tase. donc loolu moom yaakaar naa li ci gouvernement yi taxaw baax na ci ñoo ngi ciy gën a ñaax nag. parce que xam naa ne nit ñi dañu bëri koñ yi bëri mais na ndox mi doy te sell loolu bu ñu ko defee dina yombal vraiment lépp luy lutte contre les maladies liées à l'eau. professeur Lamine Gueye ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf Serigne Assane. professeur Lamine Gueye njiital unité d'alerte et de prévention des maladies bi xalif général des Mourides daal di taxawal ngir màggalu Touba gi moo nekkoon suñu gan ci magazine de la mi-journée ñu jaajëfal leen yéen mbokk yi ci teewlu bi ci Walf TV jaajëfal Modou Fall Keba lui ñu nekkoon ci xarala yi ñu yendoog jàmm ak suñuy programme